jërë ngeen jëf Benno ak Yewwi ñoo xëy yanu yéenekaay tey ubbi L'Observateur démb ba leader yi Yewwi Askan Wi doon conférence de presse Déthié Fall mandataire national bu Yewwi Askan Wi dellu suna ca ndajama ci convoqué gi ñu leen convoqué woon ca direction générale des élections ak la ñu fa jële Déthié Fall nee na ba ñu demee dañu leen a wan bulletin yi waaye Yewwi Askan Wi war a demee ci élection législative yi waaye bi ñu xoolee bulletin yi gisuñu ci benn photo te photo Ousmane Sonko mi tête de liste nationale bu coalition Yewwi Askan Wi moo ca waroon a nekk Déthié Fall ne bi ñu leen laajee lu tax photo amu ci li leen commissaire Ndiaye tontu moo di nekkuma fi ngir di interpréter loi bi li ñu arrêté bi sant loolee rekk la ñu def Déthié Fall ne ci lañ ko xamalee ne ko kon xel xalaatul ñu naan ñoo ngi visé bon à tirer bi Djibril Ñing di expert électoral directeur unité assistance électorale bu GRADEC di leeral ci biir L'Observateur ne ñoom waa Yewwi Askan Wi bu ñu visé wul bon bi ñu leen jox signé ko seeni liste du nekk ci biir bureau de vote ci bésub élection ya BAT di bon à tirer bu Yewwi Askan Wi Le Quotidien bulletin à traiter la ko tuddee ba dañuy wax ne lañ ca deful photo Ousmane Sonko moo tax waa Yewwi nee nañu duñu ko laal Vox Populi xëy laal ci coow li balal wax ji ci xëtamu njëkk nee nañu ñoom waa Yewwi Askan Wi spécimen bu seen bulletin bi ñu war a demee ci élection législative yi photo Ousmane Sonko mi tête de liste nationale nekku ca Déthié Fall nañu bu liste nationale yi Yewwi Askan Wi bokk ci législative yi ay élection du am ci réew mi ñoom waa Yewwi seen manifestation gi ñu woote àjjuma fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin ca place de la nation di place Obélisque fii ci Ndakaaru ak ci Ziguinchor nee nañu seen manifestation yooyee dañu koy def Walf Quotidien di ko dëggal ci xëtamu njëkk ba di ñu wax ne waa Yewwi fu dëgër lañu taxaw ndigalal gouverneur bu Ndakaaru bii tere lépp luy propagande ci période pré-campagne bi ñu nekk waa Yewwi nee nañu loolee muntatee ñu amal seeni manifestation préfet bi jox leen autorisation ak mu tëye autorisation bi la ñu yemale journal Les Échos bind ne waa Yewwi Askan Wi tey la ñu gën a dogo ci def seen manifestation yi àjjuma ji di ñëw avec ou sans autorisation waa Yewwi Askan Wi li ñu bëgg moo di forcer barrage bi ñu teg ci seen kanam journal L'Info moo ko bind ci xëtamu njëkk Sud Quotidien ne ko moom kay taxawaay bu dëgër la ñu taxaw ci li ñu nekk journal Bës Bi Le Jour moom ak tiitaange ku njàqare la gis ci Ndakaaru li tax nee nañu moo di waa Yewwi Askan Wi nee nañu dañuy manifester par la force waa Benno Bokk Yaakaar taxaw ci seen kanam ne duñ leen ca bàyyi journal La Tribune mel ne ku naan ñu dafa neexut a dégg rek waaye defante bu ànd ki risque yu rëy ci la ñu jëm ndax opposition beeg pouvoir bi ku ci nekk ci ñoom yaa ngi fëgg sa dënn di wane ne moom la réew mi quotidien nañu foofee nag fa la réew mi toll waaye Yewwi Askan Wi nee nañu gisuñu lu leen di tere def seen manifestation yi àjjuma ji di ñëw waa Benno Bokk Yaakaar ne duñ leen ci bàyyi danañu taxaw seen wet lu gaañi bax rek ñu ngeer ko Source A xamal ñu ne waa Benno pare nañu ngir jàmmarlo ak Yewwi ñàkkante ko ak ñoom waa Benno Bokk Yaakaar ak waa Yewwi Askan Wi enquête dina kay nee nañu ci nappante ci kawi kàddu ca la ñu nekk guerre des mots le vrai journal di ko dëggal ci xëtamu njëkk Vox Populi nañu jeunes yu Benno Bokk Yaakaar yi daas nañu seeni sel ba mu ñëw toog di xaar bésub màttante bi muy Yankhoba Diattara di Moussa Sow ak ñi ñu àndal takku nañu ba dëgër taxaw ci jàmmarlo ak Ousmane Sonko compagnie ñoom ndaw yi mouvance présidentielle bi ñu jigéen ñi journal La Tribune nee nañu ñoo ngay wane seen bopp ca Bambey ubbil yéenekaay bi jeunesse féminine départementale bu Bambey ñoo doon amal am ndaje moo xam ne lañ ca doon waxtaane moo di li war a doon taxawaayu ndaw ñi ci élection législative yi ñu dëdmal Ndeye Marième Sarr ak ñi mu àndal wane fa seen doole ci mobilisation bu rëy wax fa seen yéene ci wotey législative yi mu di fexe ba gañe ko ak lu toll ci 80% ndajale moom it journal bi nee nañu responsable yi Benno Bokk Yaakaar yu bari ya ca diiwaan ba teewoon nañu ca ñu ci mel ne ministre conseiller Mor Ngom El Hadj Dia borom Bambey Ousmane Ndiaye Babacar Ndiaye Ibrahima Khalil Fall ak présidente Fatou Sène ñu seen ci xët mu njëkku Libération xibaar bu yéeme Omar Ndaw directeur général bu société bii di Ndoukoumane yéenekaay bi nee nañu doyen des juges door na ko mandat dépôt démb ba ñu jël ko yóbbu kaso li ko waral moo di dañu ko joxoon 148,348,000 ngir mu tabax ab gendarmerie ca Koungheul Omar Ndaw jël xaalis ba tëdd ca fukki fan ak juróom ci weeru février mu di 15 février 2018 ca la chantier waroon a pare ba mu joxe ko waaye ba léegi travaux ya pareegul da ko commencé yeggalewu ko bi ñu ko waxee dane coronavirus bi fi jaaroon moo tardel liggéey bi Libération nañu coronavirus bi ci weeru mars 2020 ci la duggoon ci réew mi te moom ci weeru février 2018 ca la waroon a livrer chantier bi NCA Santé famille wér-wérle seen gaami di Clarisim ak déodorant Malaysia UMO ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. jërëjëf fële ca Kunun Ngalab nekk ci commune bu Sangalkam ñaari ndaw ñoo fa doon xeex kenn ka élève la ka ca des di borom saret élève ba jam borom saret ba mujj fa ñàkk bakkanam Abdou Diouf Diagne. jiyee ji nag mu ngi amee ci buntu kër ki nga xam ne nag moom la ñu jiiñ ne moom moo daal di faat élève bi nekkoon ci classe bu CM2 ci école élémentaire bu Kunun Ngalab nag daal di jam nag ki nga xam ne ab dawalkatu saret la woon na ñoom ñaar nag xeex bi ña ngi ko doore fu sori loolu dëkk ba bu ñu ñëwee nag ba ci buntu kër xale bi di ab élève ci la nag daal di duggee ci biir kër gi daal di jël paaka daal di koy jam nag ci dënn ci noonu nag mu daal di dox ay mètre daal di daanu ki nga xam ne nag moom moo def ñaawteef yi nag daal di daw nag dem làqatu ji ci kër nijaayam ca Jaxaay foofa nag la ko gendarmerie bu Sangalkam daal di fekk daal di koy teg loxo néewu nag dawalkatu saret
bi nga xam ne nag dafa nekkoon ak nijaayam ci Kounoune Galap waa sapeur pompier daal di koy jël nag yóbbu ko ci bërëbu fajukaay yi jiyee ji nag daal di indi naqar wu tar ci dëkk bi nga xam ne nag jàmm la ñu leen xamee muy Kounoune Galap. élection législative yi ñuy waajal coow li ci langum politique bi waa Benno Bokk Yaakaar ñoo doon amal ab ndaje démb nee nañu nag waa Yewwi Askan Wi moom bu yeboo ñu xam ne duñ leen may dara lu waa Yewwi wàqi rek ñoom waa Benno ñu suul loolee nag ñu ne nag ndaxte nee nañu fu lay jaay Dakar dootuñu nangu dootuñu nangu mukk ñu leen di bundu xataal ak tiiñaal ci lu kenn xamul ñu ànd ceeg Abdou Diouf Junior. gannaaw ndaje mi mën nañoo njort ne jàmmaarloo mën na ami ji wooteeg Yankhoba Diattara bii dafa mel ni dafay wone ne noppi nañu ngir jàkkaarloog opposition bi. sénégalais yi dal lañu xam violence bi ñu bëgg a dugal nañ xam ni sénégalais duñ leen ci topp mais aussi état bi dina def tout jël ay responsabilités pour préserver la sérénité et la paix dans ce pays ça moom bu yow boo ñu xam ko jeunes yi ci loolu rek laa leen di invité encore bu leen nekk à l'origine d'une quelconque tension dans ce pays mais suñu responsabilité la li nga xam ni mooy l'ex démocratique la stabilité de ce pays il faut que vous soyez prêts à faire face à ces pyromanes qui sont en train de semer la zizanie dans ce pays il faut que ça cesse. jëwriñ bi ñu dénk wàllu économie numérique dankaafu opposition bi nee na kilifa yi dinañ jëfandikoo jumtukaay yi leen nguur may ngir dal am ci réew mi ci wàllu politique yi itam fu ñu leen woo ñu dem ca. loolu moom il faut ñu wan leen ni dañ naan fulla mooy jaay Dakar ñun ñoo yor Dakar bi ñooy koy jaay te loolu moom defe naa ni am nañ les moyens et les outils de préserver la paix et la sécurité dans ce pays. On a la loi avec nous, on a la justice avec nous, on a l'autorité avec nous. Li ci des sur le plan politique loolu on doit plus l'accepter. La jeunesse nañ leen préparer wu il faut qu'on s'organise ñu organiser ay mobilisation. guney Benno Bokk Yaakaar mel ni kàddu yooyu daf leen xabtal Moussa Sow. Monsieur le ministre engagement bi ñu jël jamono ji mooy defanteeg opposition ba mu saf sap fi mu ne ku ñu wokk ñu xuri la. Yankhoba Diattara jàpp ne war noo wéy di dalal xelu sénégalais yi ci ëllëgu réew mi. Diouf Junior candidat yi nga xamante ni ñoom la conseil constitutionnel daal di valider maanaam nangu seen liste ci élection yi ñu jëm nee nañu nag du ñu nangu benn yoon Yewwi Askan Wi wala boog sax Benno Bokk Yaakaar di tenir en otage réew mi loolu mooy kàddu ya Moussa Diakhaté nee na élection yi dana am fanweeri fan ak benn ci weeru juillet ñu teewlu ko kàddu yi mu dénk Amadou Sabarba. ci wàllu langue politique yi fi ñu toll coalition Yewwi Askan Wi ak Benno Bokk Yaakaar ñu ñuy bëgg a fàtt su fekkoon dañoo nekk ci examen dañ naan ñoom dañoo lajji waaw ñoom duñu lajji seen i lajji ba pare bëgg a tere nit ñi dem élection ndax kat ca njëlbeen su fekkoon ni ba ñuy tàmbali la ñu woote ni carte gi leerul wala wóorul ba ñu téye sa ñoom jamonoy ñoom Bougane ak ñoom Fadel Barro ñu woote ne leen waxtaan xool mbiri waaye dem ba ci cappaandaw ga gis ni yow sa bopp yaa juum ngeen ne élection du fi amee bu kii yuuxoo fii këla yuuxu fële ñu ni duñ ko nangu élection dana am incha allahu rabbi di wax yeneen coalition itam nga xam ne ni ñoom wàccoon nañ ak lan leen yoon waxoon muy juróom-benn yi des bokk gis-gis liggéey bokk ci aar Sénégal bokk ci bunt bi bokk ci naataange ak ñeneen bokk waruñoo bàyyee wax ji ak ñii rek nañ génn ñoom itam ndax làmmiñ du lekk morom ma su ñorul taxawaay bu mat sëkk Benno Bokk Yaakaar ak Yewwi Askan Wi li ñuy def teguñ ko fenn ci yoon buñ leen bàyyee combat bi lii mooy sama position man Moussa Diakhaté en tant que leader d'opinion. éliminer génération éliminer aussi TNT je pense que jomb la nga mën a éliminer ku mel ni Casa Sport donte Casa mooy centre du Sénégal leen jaajëfal si ndam lu championnat bi ñu am mais vraiment motivation mooy final parce que yaakaar naa ne képp ku nekk footballeur rek rêve nga jouer final coupe du Sénégal donc suñu ñëwee ba taxaw mu nekk benn match bu ñu ko gagné jouer final coupe du Sénégal donc loolu rek surtout de motivation la gën a préparé ci match bi gën a concentré wu bañ a am complexe parce que dañu ne Casa des supporters yooyu yëpp di ñu xool tribune bi ñu xool dara li leen intéressé mooy lépp li nga xam ne moom moo nekk autour du terrain. lan mooy expliquer performance yi AGEL di def ren que ça soit en championnat mais aussi coupe nationale lan moo ko expliquer. xam nga dirigeant yi moom ren dañu am benn objectif bu ñu amoon mooy ñu ne dañu war a yéegal équipe bi donc bi ñu ñëwee certainement ñu defar staff mu nekk liggéey bu wóor dañuy jiital rigueur ak discipline loolu la ñuy jël def ko ci boy yi mu loolu moo leen métamorphosé ba seen qualité potentiel bi nekkoon ci ñëw yëpp dem. geneen jongante demi-finale coupe du Sénégal senior tey jii ci ngoon la ñu koy daal di amal fii nii ci Ndakaaru stade Ibrahima Boye diggante Étoile Lusitana di club national ak Linguère bu Saint-Louis bu loolu weesoo ñu daal di waxtaane ba tey wàllu football ak équipe nationale Sénégal U23 moom nga xam te ne dañ ko daal di invité ci tournoi COSAFA di maanaam kuréel bi nga xamante ni moom moo yore wàllu football ci Afrique australe maanaam Afrique du Sud noonu lañ ko mën a waxee jàppale nag Sénégal daaw doonoon na
P ci groupe bi nga xamante ni Île Maurice moo fa nekk ànd ak Eswatini Malawi ak ñi di waa Lesotho jàppaleen nag coupe des conseils des associations de football bu Afrique australe danañ ko daal di amal maanaam tournoi COSAFA googule juróomi fan jàpp fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juillet bi ñu daal di dëgmal bu loolu weesoo ñu daal di waxtaane wàllu footballu jigéen ñi ak équipe nationale bu Sénégal mi nga xamante ni dañuy waajal li di coupe d'Afrique des nations ca Maroc ci weeru juillet incha allah lañ ko fas yéene amal ci ndorteel gi Sénégal nag ci wàccaay googule da nga ca Cameroun ni ki démb tey jii fas yéene amal jongante xaritu seen digg ak ñi di waa Cameroun ci Douala lañ koy dal di amal dana am itam geneen jongante fukki fan ak juróom-ñett ba tey ci weeru juin ngir mën a natt seen bopp laata nag ñuy sóobu ci googule jongante di Coupe d'Afrique des Nations. ñu dem ci Europe waxtaanee lii di Ligue des Nations 4e journée bi ni ki démb lañu ko daal di jeexal. waaye mbetteel Italie daal dina ko am ci digganteem ak Allemagne daka daal di tër yu métti sax juróomi bal ci ñaar ka ci gën a ràññeeku nag moo di Timo Werner di doomu Chelsea di doomu Allemagne plutôt nekk ci Chelsea jot naa dugal ñaari but geneen mbetteel itam Angleterre am nañ ko ñoom dañu doon recevoir ñii di waa Hongrie waaye Hongrie da leen làpp yu métti ñeenti bal ci dara Pays-Bas moom di wéy di nekk ci bopp rawal gàddu groupe am gannaaw ba mu amee ndam ci digganteem ak Pays de Galles ñetti bal ci ñaar Pologne moom dafa daal di ñàkk ci diggam ak ñii di waa Belgique moo leen daal di fekk seen dëkk daal leen daan benn bal ci dara seen but nag ko dugal moo di Michy Batshuayi ñu daal di waxtaanee coupe du monde bi démb nag jot nañoo xam équipe nga xamante ne moom moo mujj qualifié ci coupe du monde googule ca Qatar ci weeru septembre bi ñu dëgmal moo di Costa Rica gannaaw match barrage bi nga xam ne ñu ko doon amal démb ñoom seen digg ak Nouvelle-Zélande Costa Rica moo ko daal di daan benn bal ci dara ñoom nag gannaaw ba ñu qualifié danañu nekk ci groupe bu tàng danañ fa fekk Espagne Allemagne ak ñi di waa Japon di groupe E bi ñu daal di waxtaanee wàllu athlétisme ak championnat d'Afrique bu athlétisme ci Île Maurice fan yi lañ ko doon amal Sénégal nag moom jot naa am ñetti médaille benn bi moo di or ka gañe nag moo di Sangone Kanchi ci wàllu triple saut loolu nag ñi nga xam te ñoo di coureur yi ñoom dañoo daal di ñëw waaye gañewuñu dara léegi nag li ñu bëgg moo di joyante mbir yi ngir bu ko daa defee bu beneen yoonate Sénégal mën a taxaw ci place bi nga xamante ne foofu la ko ñëpp di sentu ba tax na dañuy daal di déglu sax jàngatu ki di Pape Serigne Diène moom moo di directeur technique national bu athlétisme bu Sénégal ci micro Youssouf Bodian. foog ñu améliorer conditions d'existence su athlètes yooyu ba nga xamante ni seen environnement dina favoriser performance ndax environnement bi ñu nekk parfois mooy métti ñu mën a réaliser performance yi nga xamante ne moom lañ bëgg au niveau africain ndax athlétisme niveau africain dafa nekk athlétisme boo xamante ni léegi niveau mondial la il faut que nga def liggéey bu mucc ayib pour que nga mën ci distinguer wu. donc solution bi nga xamante ne gis nañ ko mooy il faut que athlètes yooyu ñu mën leen dugal ci structure yu baax. structure yi nag mën na nekk ay centre yoo xamante ne nekk nañu fii ci Sénégal di créer benn centre national wala centre yi nga xamante ni international la bu ne fi wala aussi placer leen ci yeneen structure comme ay centre d'entraînement yoo xamante ne c'est agréé yu nekk en Europe ou bien aux États-Unis pour que vraiment ñu mën di am ay compétitions de niveau aussi di am ay compétitions yu variées yoo xamante ne de toujours les mêmes têtes la ñuy taseel donc je pense que loolu suñ ko defee daal ba dëkk boo ñu mënti lim ci àdduna bi dinañ mën a limaale Sénégal ci athlétisme. voilà kon bokk Barthélemy fii dañ koy daal di yemale xibaaru tàggat jaajëf Cheikh Tidiane Diagne ñu ngi lay gërëm ñaar fukki simili ak juróom benn moo bootu ci juróom ñetti waxtu ñu dalal Anna Rocha ci chronique culture bi. maa ngi leen di nuyu mbokk yi ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin gi ñu nekk Dakar dina dalal édition bu njëkk festival international de littérature ñu ci xaar nag ay kàngam ci wàllu mbind mi ñu war a daje fii di ruk ñeenti fan war a waxtaane lu jëm ci wàllu littérature ak conflit ñu déglu ci directeuru festival bi Abdoulaye Fodé Ndione gannaaw jano bu mu doon amal ak taskatu xibaar yi. ku dégg loolu nag xam ne que lu yaatu la mais daje bi ñu fi nar a am nag Dakar daje la boo xamante ne du ne dañuy saafara conflit yi nekk ci Afrique wala ci monde bi waaye dafa nekk ni que dañ ci am baat boobu nag la ñu bëggoon bindkat yi ñëw fii ñu toog waxtaan si seet naka la ñuy amee lu ñu yóbbu ci jàmm seet naka la ñuy xalaatee pour egg si jàmm mais loolu yëpp suñ ko saytoo ba pare dañ koy teg rek ñi ko war a jariñoo ñoo ko war a jariñoo mooy ñi nga xamante ne ñoo ñu jiitu nekk ci suñu kanam ñi nga xamante ne ñoom ñoo am maanaam maqaamay tëral solution yi pour ñoom ñu mun ko jariñoo
jaajëfal Astu Ndaw mi taataan yi les kaddu wutali Thiès Morolan moom am na léegi centre culturel daanaka dina am ay musiciens yu jógee ci orchestre national yoo xam ne dinañ mën a dem tàggat talent yu bees yuñ fa ràññee foofee ci Morolan reportage Cheikh Anta Diop. bëggoon nañu ko lool doon ko sàkku muy artistes yi nekk fii ci Morolan seen ab maire jox na leen ab yóbbal ab maison communautaire bu nekkoon ci dëkk bi la ñu defaraat bu yes tàq mu nekk ab centre culturel Yves Lamine Ciss moom mooy maire Morolan. wala aada ak cosaan dafa am maanaam culture bi dafa bokk ci développement bi culture moom développement mënul dem sans culture bi aussi day participer ci formation ndaw yi. loolu sax tax na artiste bu nekk di yeewoo fii ci Morolan saa yoo la soobee de mën ngaa ñëw fii ci centre culturel bi di fi def say prestation ànd ak say fans. war na am studio parce que artistes yi bu ko produire war na am fu muy koy enregistrer pour mu génnee produit bi fii war na am benn salle bu mag artistes yi bu ñu bëggee exprimer wu salle de spectacle war nañ ko am mais aussi musée foo xam ni dinañu aar bépp maanaam jumtuwaay bu xam ne suñu maam daal nañ ko kii patrimoine bi war nañ ko aar pour que génération yi ni ñëw ñu fekk ko fii. Morolan ñu gis na dëkk la bu bari artiste rawatina ñu yëngu ci wàllu reggae mbilim rap Simon Pierre Ciss ñu gën koo xam ci Yougous moom artiste auteur compositeur la. am développement bu mag ci wàllu culture ku ne day jàpp am na théâtre am na musique fii Morolan mën naa ne mooy Jamaïque Sénégal ndax am na lu façon ay warkat bu ne muy fii ñoom Dred Maxime ñoom Jamil am na ay rappeur kon ñu ngi fas yéene fësal loolu won ko Sénégal bi àdduna bi yëpp jotti ci Morolan ci centre culturel bi lu toll ci ñetti fan Morolan ak dëkk-dëkkaan yi ko wër di koon fii doon gunge seeni artiste ñu koy jaajëfal di leen jaajëfal bu baax a baax mbokk yi ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah ci yeneen i xibaar ñeel aada ci RFM. NSIA santé famille